téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar di jéggalu bu baax a baax si retard bi ndax suñu invité mu ngi soogay agsi moom tamit imam Omar Diène nekk suñu invité dina jéggalu bu baax a baax si retard bi moom mooy secrétaire général bu association nationale des imams et oulémas du Sénégal ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum élection locale yi ak tamit taxawaay bi nga xamante ni évêques yi imam yi ak oulémas yi am nañ ko ngir dal mën a am si réew mi moo tax dem ñu doon jano ak taskatu xibaar yi imam maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV d'abord ñu bàyyi la nga jéggalu suñu mbokk téléspectateur bi si retard. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu si c'est maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u ITV yëpp di jéggalu ci tardé bi ndax circulation bi moo bari oto lool ndax xam nga liggéeyu berte bi ñuy defar donc pour nga jóge Sicap ñëw Point E mu def 1 heure de temps Sicap ak Point E waaw dafa xat te heure bi travailleurs yi commencé nañu wàcc ndax 15 heures boo ko départ rek nu mooy 15h30 waroon la fekk au plus tard mais maa ngi ciy jéggalu bu baax ci suñu coob rek ndax yéene baa ngi fii sama teewaay wane na ko am na solo yow tamit jéggal na la di ñaan aussi suñu téléspectateurs yi aussi ñu jéggal ñu bu baax a baax Imam Omar Diène dañu gis ni fan yi waa cadre unitaire de l'islam ñoom ñun doon dox tànku jàmm ci espace politique bi ba amal lu ñuy wax charte de non violence yéen tamit imam yi ak ouléma yi ak évêques yi dem ngeen daje cathédrale de Dakar ci teewaayu kilifa yu bëre alors si seen daje bi ngeen di woote jàmm ngeen di élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 jàmm ngeen bëgg jàmm ngeen di woote alors est-ce que mën nga ñëwaat ci soleil daje bi laataa ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi waaw soleil daje bi dafa nekk loo xam ne lab yi ak imam yi dañ koy def saa yu élection di am très bien bu mu ci munti doon ak mu munti doon xëy na yenn yi duñ ko yëg lool dañuy def communiqué rek yónnee ko bi ñu ci mujjee def Alaaji Maodo si dama ko defoon ak monseigneur Thiandoum après mu defaat ko ak monseigneur Jacques Sarr ak Théodore Adrien Sarr moom laa andiwaale sax kii ci archive u février 2000 ñu defoon ko ñoom ci nekk ci nii Alaaji Moustapha Guèye Alaaji Moustapha Guèye Alaaji Maodo Sylla monseigneur Jacques Sarr ak monseigneur émérite cardinal Sarr Théodore Adrien at bu jot nañ koy def donc appel des imams et évêques day am pour jàmm élection yi jaar ci jàmm doon ñu bind aussi les présidents de la République pour alternance waree am rek na ko nangu te xam ne moom moo def élection yi moo ko dirigé buñ ko gañee na nangu donc loolu da daan am at mu jot bi archive bu ko prouvé la 1er février 2000 waaw quotidien national Le Soleil donc loolu yàgg na am suñu diggante ndax dañuy daje ci yu nekk xëy na nit ñi yenn saa yi duñ ko yëg juróom benn wala ñetti weer yu nekk dinañu daje ci lenn waxtaan ci dëkk bi waxtaan ci réew mi sottante ay xalaat tàggoote dem alors duñ ko publier mais dina am at mu jot très bien alors imam bi particularité bi lan moo tax ngeen jug da ngeen seetlu ni ci espace politique bi violence bi dafa doy waar kàddu yu ñu yëkkati dafa doy waar wala tamit li fi xewoon mois de mars te loolu ñaanuñ ko yàlla moo tax ngeen ni élection locale yi fu ngeen atu nekk na ci mais at mu jot bu oote bi desee weer ak benn semaine dañ koy def semaine bii di ñëw lañ ko waroon def mais xam nga ne église bi dañuy nekk ci feetu Pâques yi ci feetu Noël yi nekk ci feetu bonne année bi donc day xat mais weer rek moo ci des te weer bi day manqué kon ay fan ñu ne nag kon nañu jàpp le 20 maanaam balaa Noël yi ñoom dañuy xam nga dañuy lëlu bind seeni homélie bind seeni message préparer messi préparer yëpp dernière semaine bu ñu amoon daal mooy ñëw def ko le lundi mooy démb bien ce sera au début du mois de janvier moo tax ñu ne fokk ñu def ko nag balaa muy tardé ndax bu campagne bi ibbee ba wax gi ñu du ñu dégg te it weer bi toll na foo xam ne li passé moom passé na wax nañ ci def nañ ci bind nañ ci doxal nañ ci mais lii nag dafa nekk devoir citoyen boo xam ne daf ñuy incombé en tant que modérateur de la société très bien pour ñu mun ci wax balaa muy tardé ndax dañuy naan bu ñu toog bañ naan xamoon naa ko dañuy wax ne waxoon nañ ko alors démb da ngeen def déclaration commune bu nga xamante ni comme ni ma ko waxee léegi évêques yi ñu ngi fi woon ndax mbir mi mu doon amee ca cathédrale ci teewaayu secrétaire général de la conférence épiscopale des évêques du Sénégal di abbé Augustin Thiaw alors seen déclaration commune boobu ngeen def imam Omar Diène ngeen di woote dal
alors woote dal boobu si yan anam ngeen jàpp ni foofu ngeen war a mën duut baaram su ko defee muy ñi nekk si pouvoir bi ak si ñi nekk si opposition bi ak ñi nekk si digg bi ñëpp jàmm mën a am si réew. waaw dañ ci au Sénégalais yëpp. ndax Sénégal gi ñoo ko bokk. autorité bi dina def li mu war a def. candidat yi def lu ñu war a def citoyen yi tamit kenn ku nekk def li nga war a def. autorité bi def lu mu war a def mu tekki lan. mooy nañu def ay élection yu leer. transparente. nañu juste sàmm équitable alalu nit ñi. comme ñoom ñooy organiser élection yi. ñu yore sécurité nit ñi sécurité publique bi nañu fexe ba réew mi dara du fi yàqu buñ ko taal bu fi xeex am bu fi reyante am bu fi jàmmante am. ndax élection rek la. te du sax élection présidentielle élection gox-goxaat la. mais doguma la élection gox-goxaat la mais dafa am ay enjeux soo gisee ñu ko kujjee politique bi jàppee ak tamit mbir mi lu leen jaral ak candidat yi nga xamante ni ku si nekk soobu nga si nga xam ni élection yi dafa am enjeu. waaw politique même sax su nekkul élection présidentielle. Imam Omar Diène politique bi moo toll foofu. ñun ñëpp dañu bëgg. koo gis mu ne dañ ma investir ci liste da nga ma jàppale. oui koo gis mu ne naan bu ma fàtte ci ñaan. koo gis mu ngi lay sàkku wala koo xam. donc élection bi moo toll foofu dafa tudd gox-goxaat. oui mais lu tax xëccoo bi. ku nekk dafa bëgg a pal dafa fort ci nit. ak maanaam dañ bëgg falu daal. waaw pal dafa fort ci nit. te nit di def si yaakaar. xam nga kii dem ca loola wóor na ko ne dafa bëgg a gañe te pour mu gañe ay baat ñoo ko koy jox te baat yi foog mu uti ko ci nit ñi. foog mu convaincre leen foog mu cotiser leen pour mun a am seeni baat donc loolu c'est normal. enjeu la boo xam ne tamit ñëpp la interpellé parce que kenn ku nekk dëkk nga ci benn gox. gox bi foog nga dëkk koo koy sa maire. mais lu mu nekk sa maire it am na ñeneen ñu mu doon jonganteel. ñoo xam ne ñoom ñëpp xamante ñu kenn du ci étranger. kii dafa dëkkee ndijoor kii dëkkee càmmoñ di nga gis kër goo xam ne kii fii la bokk investir nañ ko ci liste sangam kii it ci même kër gi ñu investir keneen ci liste sangam ndax kàngam yi ñoo demee noonu te kenn ku nekk bëgg na ci dugg léegi. ndax politique dafa am ay ambition léegi ci Sénégal ndax politiciens dañ ko imposer ci nit ñi ndax rajo yeeg débat yeeg waxtaan yeeg grand place yeeg oto yeeg yëpp ci loolu la ñuy wax donc politique moo nekk ci jamono te élection dañ koy tudd ci bés di ko xaar ñaari at ñeenti at yenn saa yi wala at xam nga lii waroon a am ñu ne dañu dàq élection bi mu war a am ñu ne dañ ko dàq ñetti nekk nag ñu ngay guuxal di xaar boobu ba tey te kenn ku nekk du élection yi tey rek la ñuy jóg rek defar liste yi ñii defar liste yi di ko conception yi ñu doon def na peut-être ñaari at ñii ci bugg a dugg tamit boobu ba tey ñu ngi ci gis nga ñii jóge fii ñëw fii ñii jóge fii dem fële ku ci gisul sa bopp rek def feneen léegi mu amaat beneen lu bees loo xam ne démocratie moo ko ànd mooy teg benn góor benn jigéen donc jigéen ñi sax dañuy parité bi am na ñoo xam ne mëtalewu ñu woon ci liste yi sax dañ ciy dugal ay nit noonu courtiser la ne la kaay ma def la sama liste mën nga ci nekk conseil municipal. très bien te nit ñi dañu namm loolu. alors Imam Omar Diène ma fàttali mbokk téléspectateurs yi mooy tey su gan si émission kennu askan wi alors Imam Omar Diène élection locale yi du si des bëriwul ndax mën nañu wax ni daanaka weer moo si des ndax tey le 21 décembre te élection yi ñu ngi ko jàpp 23 janvier atum 2022 alors élection locale yi. coow li judd na ak violence yi nga xamante ni des fois dañ koy nemmeeku alors violence yi dafa am violence boo xamante ni violence verbale lañ koy wax maanaam acteurs politiques yi muy ñu nekk ci pouvoir bi ñu nekk ci opposition bi ak ñeneen yi candidats indépendants yi ñoom yéen da nga leen di ñaax pour seen kàddu yu ñuy yëkkati nekk ay kàddu dal maanaam sérénité mu am ci ku si nekk di cultiver la paix alors kon da ngeen dem ba remarquer constater que ni kàddu yi nga xamante ni kilifa yi wala acteurs politiques yi dañ koy yëkkati kàddu yooyu mën na dem bu jur ay violence physique. waaw xam nga lu ñu la junj jamono day dox te dëgg fi nekk. yi fi mujjee wane na ne réew mi ngi perdre repère am. mu ngi perdre repère am. mooy bu ñu la convoqué tribunal sax dañuy ànd ak ay nit bu mu andi fitna. te yàlla suñu borom daf ñu. événement mars yi ngay wax. événement mars yi ak convoqué Ousmane Sonko convoqué Ousmane Sonko bi ak convoqué Barthélémy Dias bi yëpp. gis ngeen li mu fi jur ak li mu fi andi. kon nag te comme dañu jëm ci ay jongante yu mag te loolu mën na andiwaat fitna ndax nit ñi ñam nañ ko ragalu ñu ci delluwaat. pour ñu bañ ci dellu nag ñu xamal leen lii xew lan la mooy oote ji rek de ce devoir civique
ci jour scrutin bi nga ñibbi. jàmm ak salaam. te nag loolu li koy andi. mooy ñii nga xam ne ñooy joŋante ñu andi programme te bañ a andi wax. xas baaxul. tuuma baaxul. beddi baaxul. wax ju ñaaw baaxul. li ko noonu mooy kenn ku nekk ne buñ ma faree dinaa fi def lii dinaa doxalee nii dinaa dem fii bëgg naa defal tamit jigéen ñi lii élèves yi ñi lii. teg ci table bi programme bu leer loolu moo ëpp. buy jëriñ askan bi. buy jëriñ askan bi. loolu mooy élection bi. ndax da nga ne damay liggéeyal sama askan ci sama gox boo ko defee keneen def ko ku gagné so loolu du opposition du parti au pouvoir. Sénégal yëpp la concerné. kenn ku nekk wane xam na ne li mu ci war a mën a def na ko kuñ ci fal ñeneen ñëpp jàppale la ci. ndax gox bi la koñ bi la quartier bi la commune bi la te commune ñi ko bokk ñoo fa dëkk ñoo fa nekk ñoom xamante nañu bu baax. kon kii ku nekk danaan maa gën a mën a defar na andi li mu wax ñu xool mais bu fekkee ne ay xuloo ak saaga la loolu moom jël. alors mën nañu wax ni imam que ni violence bi nga xamante ni moo am ci géopolitique bi les responsabilités sont partagées. Absolument. Si ñaari côté pouvoir ak opposition. Très bien alors léegi imam gis nañ charte bi nga xamante ni mooy charte non violence bi waa cadre unitaire de l'islam donc teg ci table bi ngir ñëpp ñi nga xamante ni dañ nekk ci géopolitique bi ñu signé ko gis nañ ay acteurs politiques mu gis mel ni Ousmane Sonko moom démarche boobu joxoon na sax du ko signé après mu def conférence de presse wala point de presse wala déclaration ngir initier ay leer gis nañ aussi bu ci mujj ki nga xamante ni mooy Thierno Alassane Sall moom tamit jàpp na ni charte non violence bi moom du ko xaatim alors charte non violence am ay acteurs wala cadre unitaire de l'islam tekk ci table bi ñenn ñi ci géopolitique jàpp ni li nga xamante ni mooy charte de non violence duñ ko xaatim lan lay tekki. mooy xam nga charte bi man wax dëgg yàlla. nit day wax li mu gis xam ko. oui. te imaam it day maandu. ma gisuma charte bi. gisoo ko mais dégg nga ko. dégg naa ko. dégg nga ko mais rafetlu nga ko. jànguma ko it ba xam. li ci les tenants et les aboutissants. mais rafetlu nga ko démarche bi baax na ci. bu fekkoon ne xam nañu lan moo nekk ci biir. xam nga kii ne bu ma ko signé man xaw ma bu fekkee ne xam nga dëkk boo xam ne dafa am constitution. oui. institution yi nekk fii. ñu apporté ci amoon na dialogue politique. xaw ma ndigam charte bi bokkoon na ci wala bokku ci wax nañ ko fa wala waxuñu ko ci. liir nañ ko wala diinuñu ko bind nañ ko wala bindaguñ ko loolu yëpp xaw ma ci dara. te gisuma wut ku ko ci gis doon na rafet ñu xam charte bi lan lañ ci bind. d'abord ku ko transgressé lan moo la ciy xaar ensuite lan mooy sanction yi ci contenant yi. ku ko violé loolu la ciy xaar ndax dañuy exclure. kon yooyu yëpp daf la ëmb. imam ëmb ñun ñëpp. mais est-ce que justement lu mu la ëmpee nii imam est-ce que lii waru woon nekk prétexte. muy cadre unitaire de l'islam nga xamante ni que dina yu bëree yëpp a ngi ci sax mën naa wax daanaka ñëpp a ngi ci ak yéen évêques yi imam yi ulema yi ak évêques yi yéen ñëpp ngeen di xàccanoo di dóoranoo mu nekk ba nga xamante ni ku ci nekk doo jaar sa yoon comme fan yi ñu doon déggee cadre unitaire dem ñu dégg évêque imam et ulema. waaw xam nga cadre unitaire de l'islam. oui. léegi bokkuñu ci. oui mais est-ce que waroo leen woon wut kuréel ga nga xamante ni yéen ñëpp siy nekk. doon na baax nga déglu mu tuuti. oui très bien. évêques yi bokkuñu ci. bu ñu waxee cadre unitaire de l'islam catholique yi bokkuñu ci. ndax jànguñu alxuraan xamuñu lu ñu tëdd xamuñu lan la ci tëdd dañ ñaan ñun bokkuñu ci boolewuñu ñu ci. oowuñu ñu ci xamuñu lan la nekk. plaidé wu ma pour ñoom mais lu gënoon ñu def benn cadre boo xam ne ñëpp ci bokk. très bien voilà foofu laay waxee. muy xool ñëpp tey Barthélémy Dias bokkul ci l'islam. cadre est-ce que mën na ko tënk wala mënu ko tënk. loolu yëpp ay question la wax est-ce que mën na ko tënk wala lu mënu ko tënk est-ce que dañuy wax république ou diine. dañuy wax justice am na beneen justice bu charia xamuñu dem ci charia lañ ko lonk wala ci politique wala ci civil lañ ko def. donc gisaguñ ci dara loo xam ne jóge na ci cadre bi jëm ci nit ñi waroon nañu def publication bi ñoo xam contenant yi articles yi luñ ci wax lan mooy sanction yi aussi. et comme nous sommes en république waroon nañu xam aussi ku transgresser loi yi wala règlement bi. lu la ciy xaar.
loolu yëpp c'est quelque chose yu ñu ignoré la. kon imam yow su ma la déggee bu baax imam Oumar Diène ñi nga xamante ni ñoom pare wuñu ngir xaatim charte non violence bi doo leen blâmer 100%. mu ngi leen blâmer parce que nit ñi kenn liiragu ko ci. ñun xamaguñ ci ñun sax dañu ci. mais quand même cadre bi def na ay tànk jéego dem waxtaan ak yenn ci acteurs politiques yi ngir sensibiliser leen ngir élection yu ñu jëm jàmm mën a am ci réew mi. loolu lu baax la au moins ñoom xam na quand même. loolu moom lu baax la jàmm. les tenants et les aboutissants oui. jàmm am ci réew mi. mais charte xam nga bu ñu ko defee dañ naan ku ko violé lii moo la ciy xaar bon ñun gisuñu ko xamuñu tenants et aboutissants comme ni ma ko waxee ku transgressé règlement bi ak loi bi kenn xamul luñ ciy wax kenn xamul lu lay dal comme amoon na dialogue politique. man doon naa da rafet lu ñu ca dialogue politique bi ñu andi fa charte bi ne lii dañ ko ci bëgg ñu boole ko ci téye mu dugg ci. ci dialogue politique ba ñëpp xam lan moo ci nekk. mais comme charte bi jàmm lay dox ñu ne jàmm la ñu bëgg. yàlla na jàmm am. amiin te ñoom it balaa ma leen nañu def lépp pour jàmm am. très bien seete nañu kilifa yëpp. ku ko signé. alhamdulilah ku ko signé wul tamit bu ko kenn blâmer ndax peut-être xamu ci dara. wala amu ci maîtrise. mais bu leeree ci boppu nit ñi rek ñëpp a koy nangu. charte bi sax ledd rek la. d'ordre général. mooy nañu def ay élection ci jàmm. ci jàmm oui. bu kenn yàq alalu jàmbur. autorité bi na def lu mu war a def citoyen bi def lu mu war a def journaliste yi sax ñoom it def lu ñu war a def. mooy informer nit ñi sur la bonne information. ci kaddu gu sedd gu baax boo xam ne mooy dëgg rek. très bien bu sàngam woote nañu fukki nit ak juróoma fi woote. diw gagné na wala diw def na nii def na mu jeex ci affaire. très bien alors imam respect des institutions gis na ni démb da ngeen ci insister bu baax a baax ndax dañu nemmeeku ni Sénégal am na su ñoo xamante ni dañuy salfaañe suñu wàllum institution yi. ñu leen neex nañ koy jëlee alors lu tax démb ngeen taxaw foofu ngeen insister que ni nit ñi wala acteurs yi wala sénégalais yëpp nañu respecter suñu ay institutions. waaw xam nga tey bu ñuy seet ci Sénégal li fi gën a yàqu wala li ñu fi gën a ŋàññe. mu justice bi bu ñu ko ragal wax. justice bi nit ñi dañ ko comprendre. justice boo leen waxee ñoom ñu ne dañu am seen jot. seen temps. ak ni ñu koy maanaam ñoom nee na le temps de la presse n'est pas le temps de la justice n'est pas le temps de la presse ou le temps des autres. dëgg la te it dëgg la ndax dossier boo ko yoree foog nga jàng ko jàngaat ko jàngati ko. ndax nit la concerné. yéexaay bi ak résultat yi en général moo dul ànd ci nit ñi. ndax da nga koy gis ci façon bu nekk. yii gaaw yii yéex loolu mooy andi jax-jax bi ci nit ñi. te nit lu muy def ba ñu koy ŋàññe baaxut. ñu réviser waat affaire bi bu dee dafa manqué ay magistrat ñu yokk leen. concertation amit ci lépp. oui ba nga xam ne verdict bu génn ci benn mbir. nit ñi dañu lii la. kon imam oui mais bu demee ba nga xam ne. nit ñi dañu ŋàññe justice bi ci décision bu nekk. am na loo xam ne par exemple ba ko dem ni ñaa ngi marche ku ñu génne benn nit ñu baree nga fa. bu ñuy marche kañ dañuy marche pour ñu génne ñëpp. wala ñu gaawal dossier ñëpp. mais bu ñu seppi benn nit ne nañ ko defal lii moom kenn duñu def lii kenn di def lii. nañu ki ngay wax noonu sax muy kilifa am na liberté provisoire. ñu ngi koy ñaanal yàlla mu génn dellu këram. oui ndax kaso dafa metti dafa bon. te sosante yi ak xeeñeente yi ak xeexante yi kii dafay yàq réew. lu war a mun a nekk rek am na kër il est bien domicilié nañ ko jox liberté provisoire. bés bi jotee ñu convoqué mu am temps wu ñëw défendre boppam. lu ni mel sax am na liberté provisoire. loolu moo gën mi génn na tey. loolu moo gën. ndax it am na leneen lu mu war a def ko toog foofu rek. oui responsable il est bien domicilié du moom rek. oui ñëpp ñi ñu arrêté ñu am domiciliation bu régulière. war nañ leen mun a may liberté provisoire bu dul crime de sang. normalement même bu ko texte yi waxul sax xam nga ne kii téye nga ko nangami temps. ñu defal leen sax lu ñuy wax contrôle judiciaire. mais ñu ngi leen defal bracelet contrôle judiciaire. wala bracelet électronique. non liberté provisoire bu ñu la ko joxee da nga nekk sous contrôle judiciaire. da ngay dem di signer wala nga jël sa passeport jox ko wala sa en tout cas document de voyage. ngay garanti comme yaa ngi fi. mënoo génn territoire bi te amuloo ko. te it
mënoo dem fenn te xamuñu ko. mais nag le problème aussi mooy imam liberté provisoire yi dañ koy faral wax ci Sénégal mais bon liberté provisoire ñu bëri suñu amee liberté provisoire après seen dossier kenn du ko waxal. waaw mooy li ci ñaaw nag. parce que liberté provisoire bu amee. c'est que war nañ la convoqué waat ne la sax c'est sans suite classé sans suite. nga xam tu es libre. mais jox la liberté provisoire boo xam ne dañ la may un peu de laisse saa yu la neexee jàppale saa yu la neexee jëli la loolu tamit neexut. mbir dañ koy vider mu jeex. boo nekkee boo amee liberté provisoire tu es sous contrôle judiciaire c'est-à-dire 15 jours 1 mois 3 mois 6 mois ngay ñëw di signer juge bu la soogee oo la laaj ci lii nga wax ci nga demaat. mu continuer parce que du la tere nga liggéey. Très bien alors imam déclaration commune bi ngeen def yéen imam yi évêques yi ak ulema yi dem ca cathédrale bu Dakar alors. ban jéego moo ci topp est-ce que da ngeen def seen déclaration bi fii leeg élection yi doo leen génnaat doo leen waxaat dara wala am na loo leen di waajal. ñun suñu bos ci kii commune bi. loolu moom jeex na tegu na ci su bëgg ba mu amaat leneen lu ñu war a def. muy lan. muy bu fekkee ñun suñu bos imam yi dina am bés boo xam ne dañuy dem ñaani. maanaam jàng alxuraan. wàcc ay kaamil def ay sarax xëj na bu ci mënee nekk. ñaan yàlla toroxlu pour lii am jàmm dañ koy def at bu jot. wala astafurlah élection bu jot. buy am à 15 jours 1 mois dinañ ko def. dinañu def tamit ay sermon. très bien ay xutba. foofu laa doon jëmi sax. jox ko imaam yi. ci région yi. très bien fu mu ci laaj tamit ñu déplacé wu dem seeti leen dinañu dem seeti leen wax ak population yi. très bien ndax imaam yi balaa élection di am nii ñun dinañuy def tournée nationale ci imaam yëpp. macha allah jox leen sermon yi. très bien wax leen. ñaan population yi jàmm am bañ ci paquet benn ci yoon. très bien dana def transition bi sax si sermon yooyu laay taxaw imam Oumar Diène muy xutba yi alors gis na ni julli juma nekk na moment bi nga xamante ni imam bi day wax sax si mën na wax sax si actualité. alors kañ ban phase wala ban période ngeen di faciliter tàmbali su ko defee imam yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi yëpp. seen xubbu ajuma ji ñuy wax bu baax a baax ci actualité bi nga xamante ni mooy élection locale yi naam sax am na ay imam yu ko tàmbali ñu insister ci non violence. waaw loolu moom xutba bi sax moo nekk nii. xutba bi moo nekk nii. moo nekk nii. xutba bi moo nekk nii en français bu ñu ko traduire. moo nekk nii. moom la ñuy jox imam yëpp ci Sénégal. xutba bi. xutba bi ci tënk lan nañ ci mën a jàpp. mooy wax ne le Sénégal dinañu def ay élections. ci fan yi di ñëw. muy tombeek le 23 janvier 2022. oui ci occasion boobu ak pareille circonstance ñun imam yi nga xam ne modérateur de la société lañu ay éducateur lañu. dinañu organiser benn cérémonie de lecture du Coran kooku jàkk yëpp ñu ma koy def. de sensibilisation pour ñu am une élection calme et passive. dinañu wax échéance bi nga xam ne moo nekk fan la ñu jëmee une mise à l'épreuve. Un test de notre engagement civique et de notre maturité politique. ci loolu ñu toll. et de notre esprit démocratique un défi à notre unité nationale. très bien. à notre sens de la mesure pour notre amour de la paix. ñu wax ne ñun imam solidaires de notre nation de ses joies et de ses espoirs de ses tristesses et angoisses prions le bon Dieu seul maître du temps et de l'histoire de nous guider et de nous laisser dans cette épreuve-ci. Dans la paix et la sécurité pour une campagne électorale démocratique digne et pacifique. très bien li daal moo fas yéene. mooy sermon bi nga xamante am ni na loo xam ne tamit dañ ciy wax ak. fas yéene tasaare si réew mi dinañ wax ak autorité bi. dinañ ci wax ak citoyen bi. très bien dinañ ci wax ak candidat bi. dinañ ci wax ak responsable politique yi. et sociaux ñooyu yëpp dañ ko ci tënk ci biir. alors imam temps bi moo xat. mais imam lan ngay tontu ñi nga xamante ni sénégalais yu bëri jàpp ni imam yi wala ulema yi laataa ñuy wax rek dañuy bàyyi état bi def lu ko neex su fitna jógee ci wàllum ñi nekk ci opposition bi fekkee ni ñoom ñoo amal ay manifestation imam yi soogay jug. lan ngeen di tontu ñoom nga xamante ni ñoom da ngeen jàpp ni nguur gi day def lu ko neex yéen doo leen wax dara ñoom suñu njëngalee ngeen génn wax. déedéet nguur moo yore ni ma ko waxee institution yi. moo yore te sécurité publique. ñun ñëpp la. ñoo yore li ñuy wax kaaraange réew mi daal ñoom ñoo ko def ordre général. ñooy organiser tamit élection yi. ñooy organiser it résultats yi. ñooy communiquer résultats yi.
donc nguur moo yore loolu yëpp te nguur moo war a fexe nag ba yooyu du am gis nga mbir bu leeree ci sa bopp leer ci fi nga jëm soxlawul nga ci def violence muy ci nguur gi muy ci société civile yi muy ci syndicat yi muy ci gouvernement yi muy ci politique yi ñëpp ñoo war a def jàmm am mais ci sa gis-gis jamono ji est-ce que nguur gi li ko waroon def na ko nguur gi ñu ngi gis sécurité publique bi ñu ngi xaar nag ba élection yi ñoom ñoo ko war a sécuriser ba mu mët lii ñu jaaxal wala lii fi xew ci yu sew mooy kenn ku débordé def lu ëpp barka démb gis ngeen ne am na ku jël liste jàmbur daw ak moom ay affaire kenn xamul mais justement yooyu ay gàcce la justement ku si mel ni mandataire bu Yewwi Askan Wi ca Matam lu doon acte bu mu def ba président Macky Sall recevoir ko am ñi nekk si opposition bi rafetlu wuñ ko loolu àdduwoo leen si xam nga président ñun ilifuñu ko bi mu koy recevoir tamit tàgguwul nit ñi bu doon Macron moo fi ñëw mu ne damay am gan gu tudd Macron mais léegi dañuy yeewu rek gis ko ñu publier ko ci journaux yi gis ko ci internet mais acte bi est-ce que rafet na acte bi acte très bien acte c'est-à-dire le président de la République oui ba pare mu recevoir ko photo yi di circuler ci réseaux sociaux yi le président de la République ak acte bi nga xamante ni moom la Djibril def waaw c'est-à-dire le président de la République acte bi Djibril def moom dafa ñaaw mooy dafa trahir baaxul yàlla buggu ko yonent buggu ko santaanewuñu ko ndax kon kay président Macky Sall war ko recevoir déedéet président moom moom citoyen yëpp xëy na daf ko doon recevoir di ko laaj li nga def noo ko defee nu mu xewee wala nu mu demee ñoom ñoo xam ñun xamuñu ci dara dañuy yow rek gis ko ci journaux yi la ñu waxante waroon nañ ko publier nit ñi xam ko wala moom mu génn wax ne kat maa ko recevoir lii laa ko doon laaj wala lii la mais waratul mën am mais photo yi quand même li photo yi wone dafa ñaaw dafa gàccewu et puis président kenn warul am accès ci moom noonu surtout ku demee noonu tey bu fekkee ne président dafa recevoir waa jooju protocole am wala ku ko fa yóbbu wala mu demee ñaaw na trop ci gis-gis te dafa warut mais nag kenn du ne président du recevoir kenn ndax mooy président sénégalais yëpp am na droit recevoir ko mais fi mu ko recevoir ci titre waa ji ak contexte bi ak waa ji ak contexte bi am ak waa ji li mu def loolu rafetul ci gis rafetul ci dégg te léegi jamono dañu toll foo xam ne lu waaye def waar la day génn ñëpp gis ko xam nga lu am litige non moo xew léegi de vaar moom indi vaar moom te war nañu sàmm président de la république ba légèreté yooyu du ko dal da ko yàqal te day tiidemal ku ko gis sax nit ku gis loolu da ngay am gàcc ci sa bopp ci façon boobu nañu xool ñi muy recevoir ni muy waxee ak ni muy defee parce que président du n'importe qui mooy la première institution. très bien moom la ñu vooteel garantir ko dénk ko suñu réew yu mel noonu nag waru ci am. parce que day andi ñàkk wóolute. am na solo te luy tilimal wala luy gàccal dafay rusloo nit ñi. ñi ànd ak moom sax xamuñu lu ñuy lay te moom it génnul wax ne kii dama ko recevoir ndax lii wala lii la ñu waxante kenn xamu ci dara. en tout cas commentaire yi bëri na. doy na waar moom si audience bi nga xamante ni moom la accordé mandataire loolu mooy andi jafe-jafe yi kilifa la boo xam ne dañ ko war a protéger. mais moom it mu sàmm boppam te it pour am légèreté ba muy recevoir n'importe qui. très bien dafay lu muy recevoir da ko ci teg ci yoon bu génne sax mën na ci def allocution wala benn discours bu ndaw. am na solo dans certaines démocraties et certains régimes. président bu recevoir nit ba pare day génn nit ki wax li mu ko doon doyee li mu fi doon uti ñu interview ko mu wax. oui pourtant loolu sax day am si. day am ci lépp yenn yi nga xamante ni. ñenn ñi bu nga président xamante ni dañuy recevoir ku nekk recevoir ba génn. war nga ci wax war nga wax li nga ko doon doyee la nga fa uti woon ak la nga fa doon def. wala moom it mu wax wala son porte parole. oui Imaam maa lay gërëm baax di la sant. jërëjëf lan ngay tëjee. maa ngi. dellu yesal sama nuyoo ak sama njéggalu. oui di ñaan jàmm ci réew mi. ñaan yàlla suñu borom defal ñu élection wu jàmm di gërëm évêques yi di gërëm imam yi. di gërëm ulema yëpp. ak Sénégal yëpp ci nangu bi nga xam ne am nañ ko yaakaar ci ñoom pour jàmm am ci réew mi loolu moo taxoon ñu jóg yàlla nañu ko yàlla defal. amiin yàlla yàmm sàmm suñu réew. amiin muccal suñu réew. amiin te jàmm rek am fi incha allah balaa ñuy bu ñëw ak ci ëllëg sa. maanaam balaa ñuy élection. jàmm am. bu ñu ëllëgee bu ñu defee élection yi. ci bés ba jàmm am avant pendant et après.
jàmm am suñu réew des mu desoon Sénégal dellu fa mu nekkoon. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Imam Oumar Diène secrétaire général bu association nationale des imams et oulémas du Sénégal mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi Iba Mar Sène nekkoon ci son bi ak Benoît tamit ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci caméra yi Babacar Ndiaye ak Moussa Dia ñoo si nekkoon ba suba incha allah ñeenti waxtu.